événement. bi fi ñoon maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon sama gaaña ana sutura bi fi ñoon maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon sama gaaña ana sutura bi fi ñoon maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën 22h passées de 5 minutes sur Sen TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne leader. kontaan nañ ci yéen bu baax a baax on espère que yéen a ngi passé week-end bu neex a neex en compagnie de la télé Sen TV ayca ñu daal di démarrer rek fa nga xam ne fa lañ daan dem tous les dimanches et mercredis gis-gis day tàmbali maa ngi ceeg père Benoît ak suñuy invité papa nuyu naa la ziar naa la bu baax ni ngi xalaat ñi nekk ci hôpitaux yi ak ci prison yi. maa ngi lay fay Sofia Diatta di la ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal mbokki Sénégal di ko ñaanal téléspectateur yu Sen TV auditeur yu Zik FM yi fan sa Mbaye Ngoné Fall yi ñu nekk Touba ñëpp Touba gépp Mbaye Ngoné Fall mi ngi leen di tàllal loxo sëriñ si ba taalibe yi seex yi doomi seex yi ñëpp rawatina nag ñoom Papiska ñoom Mara ñooñ nga xam ne benn oto tey soo demee jannatu fekk ko fa soo demee ndindi ko sëñ Fallou fekk fa oto soo demee ca jumaa ja diggante kër Cheikh Abdoul Ahad ga ak jumaa ja fekk fa benn oto boo xam ne boo Sen TV la di nag waa kër sëñ Modou Moustapha yëpp kooku soo ko tudd rek da ngay daal dugg ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma soo ko tuddee dugg ci sëñ Moustapha Ndiagne sëñ Moustapha Ndiagne dégg naa la bu baax a baax bilaay maa la raw fii laa la dugal sama xol waaw sëñ Moustapha Ndiagne sëñ Mbacke soxna loo moo ko jur sëñ Mbacke soxna loo sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Mbacke Fatma Cubu moo ko jur Fatma Cubu gànkal Modou ma Khourédia moom moo ko jur gànkal Modou ma Khourédia léegi nag da ngay daal dugg nag ca ceddo ya mooy ñi ngeen di wax naan ceddo yi gànkal waaw gànkal Modou ma Khourédia da ngay daal dem nag ca Birima Fatma da ngay dem ca Birima Fatma waaw moo Birima Ngoné Latyr ñoom ñoo bokk menn maam waaw ndax Birima Ngoné Latyr ma kodd yande mbaru kodd femme moom moo ko jur maamam ma ngi ko amee ca gàddaay ga ca siin keroog ba mu dootee ak teeñ amari ndellu Kumba Jaar ñu ca gàddaay dëgg la waaw kon maa ngi leen nuyu yéen ñëpp bu baax sëñ Ismaïla maa ngi leen nuyu Cheikh Mahamadou Habib Mbacke ibnu sëñ Abdoulaye borom bër bi rek sëñ Cheikh Mbacke le lion de Dar Rahman sëñ Moustapha Xasaat sëñ Modou Xal ba sëñ Modou Kéemaan fàttewuma kenn El Hadj Mbaye Touré maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax El Hadj Mbaye Touré maa ngi lay nuyu sëñ Mbaye Touré bu mesere sëñ Mbaye Touré taalibe Cheikh Issa Dieng borom Dieng ak Lagan sëñ Laay bopp sëñ Thier maa ngi koy nuyu bu baax sëñ Cheikh Astou Mbaye Dieng maa ngi lay nuyu bu baax a baax mu sëñ Mbacke Dieng Touba gépp maa ngi leen di nuyu waaw parce que après dafa am ba fi sëñ Touba duggee ak naga ni ba sunu jolli tey xéewal rek a am jubóo gi diggante Macky Sall ak baayam bi ndox maa ngi tuuru safar gaa ngi ñëw ñëpp a ngi lekk ñëpp a ngi naan ñëpp a ngi lekk ñëpp a ngi naan bu baax Benoît bonsoir bonsoir Safia maa ngi lay nuyu ça va très bien super di nuyu ñuy seetaan Sen TV baax na de waaw noonu la man moom Aminata Faye moo toog fii di sànni xeer quoi di nuyu sama ñaari doom yi tuuteeg maman Fifi sans oublier Mona Lisa ñoom Diamond Pa Moussa Mao et puis di nuyu toutes mes sœurs ñoom Louise Émilie Marianne ak Hélène Diop et puis di ñaan yàlla yal na yàgg def jàmm Sénégal di féliciter tamit Lions yi man ñii laay wax les vrais Lions les poulains de Serigne Saliou Dia ñu jël tournoi bi léegi nii Sénégal muy mbégte pour ñun ñëpp et puis di wax père da nga am ñoo xam ne dañ la bëgg États-Unis benn couple la def un coucou parce que ñoom amuñu woon antenne bi une semaine bi passée ñuy wax Pape Diété ak Demba instant yegg si na donc ñu ngi leen di nuyu ñoom buñ la seet Pape Demba waaw Pape Demba ak Debbo jabaram waaw ñu ne ñoom buñ la seetaanul duñu reer Mona Lisa aussi mu ngi leen di nuyu mais aussi se trouve dans quel état Maryland on a dit Maryland 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 waaw Maryland incha allah
dinaa ñëw États-Unis billaay barka borom Tuubaa dinaa ñëw États-Unis dinaa ñëw États-Unis yéen ñëpp waa Columbus waa New Jersey waa Atlanta yéen ñëpp maa ngi leen nuyu ñoom Grif d'accord Grif Sougou la femme de Modou Gueye héritage couture maa ngi lay nuyu bébé seen Saliou Modou Gueye héritage couture maa ngi lay nuyu les États-Unis d'Amérique ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu bu baax am na ñoo xamante tamit dañuy seetaan à travers Facebook donc live bi bu dee dugg na ñu ngi leen def en coucou ñoom i tamit Sen TV l'officiel fa lañ koy amee ñu ngi xaar seen i ay commentaires Aminata Paye noo def. Je vais bien. Ça va? Alhamdulillah. Comme toujours. Ouais, comme toujours jovial. Toujours la pêche. di nuyu boy grand bu fashion bi. waaye ki doxul papa. ah non non non. lan mooy problème bi. man kay Aminata fii mu ne man fii mu ne Aminata. ah mais père yow xam nga ci man loolu Aminata wala père xam nga ci man loolu Aminata Paye toujours jovial. d'accord elle vient toujours avec la pêche. d'accord toujours en pleine forme. non dëgg la dëgg voilà la muy loolu di lébu la. waaw gis nga booy ñëwee yaay seen bëgg sàmm ak seen i jaraaf. d'accord voilà ay lébu noonu. ah di nuyu sama copain bu fashion bi l'homme fashion l'homme le plus fashion des télé Sénégal yëpp Benoît moo ci gën a fashion. voilà waaye fi mu ne képp koo xam ne foog nga ci kii bëgg nga Aminata Paye te nga bëgg ko su ñëwee barke borom Touba Mbacke dinaa la ko may ku ci bëgg Aminata Paye soo ñëwee ma may la ko. billahi ñoo la maye nii ba pare. waaw incha ku ci bëgg am allah di nuyu Mohamed aussi namoon nañ ko loolu. di nuyu téléspectateur yu gis-gis yëpp ak ñëpp ñuy bëggee gis-gis. d'accord Sophie ñu ngi koy nuyu doon. waaye sama compagnon de guerre sama xarit sama doomu ndey. sama yaay Fall ma boobu Sophie bigam naa la di la wax yow. Sophie Gueye jàmm ju bëri si yow. waaw tuddul Sophie Gueye. Sophie Kara. lan koy wax Sophie Kara effectivement. taalibe sëñ Modou Kara la. muy saadix la. waaw day daanu ak jël. dëgg la waaw. man maa ci am lu ma leer ay nit a ma ko wax. man maa ci am lu ma leer maa ànd ak moom. Sophie Kara nañ ko tuddee. déglu bu baax bul ma ngay defi. bala ngay toj gémmiñu sàmm da ngay xam lu mu wëlis. quand même waaw. Sophie Kara nañ koy wax. taalibe sëñ Touba la. Sophie maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi ci jàmm bu baax Sophia di nuyu plateau bi di nuyu également tamit fidèle téléspectateur émission gis-gis yi di jiital ci nuyoo bi comme d'habitude niñ koy defee en famille Guèye donc jóge Dakar ja Kaolack Sessène ak ñëpp ñi nga xam ne tey jii ñooy wuyoo Guèye di nuyu sama papa El Hadj Assane Guèye di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tawee te aussi comme ni ma ko waxee rek Sophia samedi bi passé dama demoon Mbour xam nga dama am turandoo maa ngi donc big up Mouhamed Rasoul Guèye junior bu baax a baax ak yaayam félicitations waaw gis nga temps yi moom xaw naa waaw turandoo yomb tuddee nañ ko ku baax ku yaru waaw gis nga quand même il est trop bien baax ku yaru sax waaw mais loolu daal en tout cas kontaan naa ci bu baax di nuyu papam aussi Bassirou Gueye sama grand tailleur bu ñaawul bi donc waaw noonu la demee Sophie jaajëf papa tey fan la ñuy dugg waaw ñu ngi dugg fa doy waar foo xam ne ñëpp a ngi siy séntu sama jël ñëpp ñu ci bare bari ñu ngi séntu sama jël léeg-léeg maa sax ñu ne maa day taal yi te fekk ne ñooñu seen biir su leen neexee ñu séntu sama jël ñu ngi ca biir sont des waaw c'est des complices ci biir xam naa lépp waaye du ma taxa naa bu mukk séentuuma ci ngërëm séentuuma ci ku ma gërëm kenn du ko ànd ak moom dawuma ci ku ma xarab dawuma ci ku ma xat dawuma ci dara te mba xam nga continuité la waroon doon mais dama leen faal duma yoo xam ne fi mu ne doonoo daw ñoom daal na leen ko song ci geneen wet léegi nañu indi bii léegi thème bu bees moom nañu indi tey ñu ne femme mariée à bras multiples astafirullah femme mariée à bras multiples ñu ne jigéen joo xam ne mi ngi sëy waaye fu ne loxo ma nga ca njëkke càmmiñ goro njëkk jigéen surga bi nekk ci kër yi sax daa dugal loxoom ci sëy bi da koy dimbali da koy jàppale di ko tegal ay bool yi dof léeg-léeg am xaftaan boo xam ne xaw naa ràpp mu génne ko laata na koy sànni mu xool kenn ci surga si daal ko koy jox maanaam daal di def ndimbal ba ci taalibe yi ba ci waa yàlla yi dox ci mbedd mi fu añ jotee mu woo la loolu mooy à bras multiple fu ne mu yeb fa loxoom kon ñoom suñu sañoon loolu du am ba tax ñu ne kon lan mooy cërub góor ñu ne góor nag moom lan mooy cëram ci kër gi ginnaaw jigéen a ngi def loolu di sëy à bras multiple fu ne loxo ma nga foo ko làmb daj ko ba ci muusee sax ndax su waasee pare bay tuuri day teqataloo muus yi muusee dox ci diggante tànk yi ñëpp daw jox ko bopp loolu na ñuy bañ noonu nee nañu kon luy njariñul góor góor du am dëgg ci ñoom góor du toog ci donkaase gi saa yu tooñ amee pour ñoom góor a tooñ góor daal
ñoom daal ñi ngi seet nan la ñuy def ba wàññi ko ba jéem a taxaw mbaa nu tolloo ak moom mbaa nu teg ay tabouret di yuqamtiku pour tolloo góor ñu ne góor luy njariñam ki la dëkkoo wutal la màkkaan moo dëkk takk la ci farataas yàlla ak sunnas Muhammad nga nekk ak moom ci biir kër gi soo oppee moom ngay gis mooy yëkkati mooy tëral mooy jóg dem wuti indi ñëw jox la yow ak say doom ngeen tëdd ci kër gi su ngeen duggee ci néeg bi ba tëj ko moom mooy féete ci kanam doonoo bëgg luy reyee wala luy lore su ñëwee nekkaat ci bunt bi yem ci yow moom mu jàll ca sa ginnaaw ndax mu mucc yow yaay daw yaay indi di joxe ñuy togg waaye doo ci ñam ca tàngoor ba njànja la doo ko ñam ay ngoon day sedd wala ay guddi soo ñëwee nu tàngalal la reer bi loo am indi ko mu bokk ak i njabootam yow ngay xëy di daw suba ba ci ngoon nga ne ko jant bu ma génnee àddina wutal geneen góor teg ci sama kanam nga jàll sama ginnaaw léeg-léeg sax duñ la ñaanal léeg-léeg sax nu fàtte la nekk ci seen àddina ci donkaas ak jotaayu taranga gi yow góor nu ne yow daal lan mooy sa njariñ loolu na ni laajte ñoom man bokkuma ci man njariñul góor xam naa ko waaw suñu tee ba miti yow a loo am ñëw indi loo am bokk ak ñoom lu nu am def ci seen bopp ak seen doom ak seen mbokk foo taxaw ñooma lépp lu xew ak noomeel ak fu lay tudd ñooma nee nanu soo demee ba génn àdduna demal nga wuti geneen góor ñëw teg ci sa kanam man sax su la neexee bul ma ñaanal mën nga maa fàtte am na ñu baree bari seen borom kër mi ngi ci suuf gëj nañ koo ñaanal fukki xuloo ak benn billaahi barka borom Tuubaa lii ma leex lu am la te négal ba nu ubbi téléphone yi ngeen xool ñu ngi nii ñii laa leen di bàyyi tey du ma ci bari wax dëgg la Benoît waaw Safia dafa nekk thème boo xam ne mooy danger Sénégal parce que dañu foog ne Sénégal te peut-être sañu habitude la jigéen bi moo war a def lépp ci sëy jigéen bi moo war a toppatoo papa ku góor ki moo war a toppatoo yaay ku góor ki moo war a toppatoo sœur yi moo war a toppatoo ñëpp mu dem ba mel ni par force la muy fardeau boo xam ne jigéenu Sénégal yu bari loolu daf leen sonal mais bu ñu xamoon tamit rôle góor boobu lan la war a doon foofu c'est simple li la góor yi Sénégal yi di wax man maay dundal man maay wodd man maay kii affaire yooyu pare nañ si et ça bu fekkee dafa am Sénégalais bi yëpp góor yëpp gëm loolu je crois que j'ai pitié aux femmes sénégalaises parce que rôle góor du loolu rek góor war nga jàppale sa jabar war nga am communication ak sa jabar war nga am confiance ci sa jabar war nga am maîtrise ci sa jabar parce que dañu waxtaan fii keroog confiance ñu jógee ci confiance ñëw ci maîtrise lii mooy point final bi tey pour ñu xool rôle góor lan la ci ménage da ngay gis ci famille jigéen bi di def lépp di sëy nu mu waree man je demanderais rôle góor warul yem ci loolu rôle góor moo war a ëmb famille bi des fois on a tendance même bay fàtte les enfants parce que xale bu gisee yaayam xàppi en général yaayam xàppi na loolu je veux dire bu fekkee da nga am góor boo xam ne dafa toog ci kër gi di bonloo xolu mère bi doom yi duñu mus a xàppi doom yi ils ont même des problèmes à l'école mais boo waxee loolu ñu ne yow waxu yërëmtaan da ngay wax nga gis góor boo xam ne day nekk ak jabaram famille bi neex muy sëy ak moom di koy toggal am na góor yoo xam ne dañuy toggal seen jabar boo xoolee góor yi nekk à l'étranger ñi ci ëpp bu ñu ñëwaatee dëkkaat ñëwaat Sénégal fii parce que ñoom ñëpp mun togg dimanche day jot des fois ñu dugg ci waañ bi togg suppu kànja bu neex pour seen jabar mais loolu bu fekkee da nga ko def yow au Sénégal mosoo tukki nga mun ko def ko tu es foutu yàlla na bul invité ku mel ni Mor Ndiaye bu ñëwee toog ba gis ko dina ne pourquoi Benoît di war a toggal jabaram te loolu je crois que y a rien de mal dimanche jot góoru Sénégal ñëw togg dugg ci waañ bi togg suppu kànja bu neex famille am ñëpp toog loolu da ngay am bénédiction say doom da ngay am ñaanu sa jabar da ngay neexal kër gi en quelque sorte wala sa jabar des fois ñëw sonn en général li nga xam ne góor daf ko war a defal jigéen les gens voient ça mal que jigéen la war ma joxe benn exemple bu ndaw des fois mun nga wàcc ñëw sa jabar wàcc sonn ne la tey daal dama bëgg franchement nga maase ma defaral xam nga man daal tëdd rek laa bëgg yaa may servir reer yaay defar reeru kër gi affaire yooyu dinañ la ne non non loolu rôlu jigéen la mais en quelque sorte c'est des choses yoo xam ne ça blesse pas pour moi
day neexal famille gis nga une famille unie mooy famille bu moo xam ne dañuy kontaan fu ñu toll moo xam ne famille boobu kanam rek lañ jëm mais si cette famille bu fekkee papa jeek yaay ji ku góor ki ku jigéen ki mi ngi sëyal doom mi ngi sëyal yaay mi ngi sëyal sa papa mi ngi sëyal sa ñëpp yow amoo effort bu ndaw boo xam ne mun nga ko jàppale si yooyu xalaat ne man maay joxe dépense xalaat ne man maa ko dëkkal si kër xalaat ne man maay tëdd si kanam pour baare sàcc bi war a ñëw ana góor yi nga xam ne balaa ñuy tëdd si kanam il y a ñu jóg tëj buntu kër ga sax xale yi la ñuy wax wala seen yaay jóg leen tëj buntu kër ga ñoom jaaxaan nañ bu yàgg di nelaw te lal bu ñu demee ba tëdd si je crois amul kii mooy tëdd si kanam amul kii mooy tëdd si kanam yooyu c'est des problèmes yoo xam ne sénégalais bi moo ko gëm mais je crois que ça ne tient pas debout ça ne tient pas debout kii mooy tëdd si kanam ak kii mooy tëdd si kanam non mais attends lan mooy kii mooy tëdd si kanam di ngeen dem ba benn moment kenn dootul xàmmee di kan moo war a tëdd si kanam ak kan mooy tëdd si kanam yooyu c'est des futilités nañu arrêté yooyu waaw parce que dans la vie loo gis il faut que mu am communication mais ñun góoru Sénégal moo ñaalewu ñu yenn affaires yi nga xam ne war na ci kër ñun li ñu moo ñaaleel yépp mooy boo demee ba am li yonent bi wax ak li yàlla wax ak affaires yooyu am nga droit ñeent te des fois y a des enfants yoo xam ne dañuy nekk ci kër gi war a jàng seen pap yàlla wërsëgal ko benn affaire balaa muy xalaat aider xale boobu pour dugal ko école bu baax di koy fayal xale bi di koy fayal di koy jàppale doomam il préfère dem indi keneen taak ci kër gi et y a beaucoup d'enfants yoo xam ne am nañu ay xalaat am nañu ay xel mais amuñu parent bi nga xam ne il est responsable pour jàppale leen et y a les moyens pour parents yi jàppale leen et beaucoup d'enfants souffrent ça dans ce pays parce que ils préfèrent épouser une autre femme je ne suis pas contre la polygamie comme chaque fois ni ko nit ñi di waxee mais c'est des choses yoo xam ne ça existe dans notre société et c'est grave. Minata. Voilà bu noonu ko bëgg en fait tout d'abord jigéen dañu wax ni bi mu juddoo la ñu ne al ummu madrasata moom mooy jigéen moom mooy ndayu penc ki ñu ne yow yaay ndayu penc nag penc dafa am lu ko composé ñi ko composé ñépp ñoo nekk ci biir que ce soit jëkkër doom rakk mag ndijaay bàjjan umpaañ xarit ak ñépp ñoom ñooy penc ñu ne ñooñu ñépp ñoo yaay seen nday loolu moom moo tax ñu ne yow jigéen ku yar ci yow benn defar na fukki góor waaye ku yàq ci yow benn yàq na société ñu ñëwaat encore une fois ci sëy ñu ne bu ngeen demee yéen góor ñi ak seen soxna yi ci seen biir sëy su ngeen demee ba jaaxle solution baa ngi ci seen soxna yi dellu si waat leen ngeen waxtaan ak ñoom li taskunu ilayha mooy na ngeen dellu ngeen waxtaan ak seen soxna yi ndax ci ñoom la solution bu di jógee kon ce qui veut dire que ni gis nga fondement principal bi nga xamante ne moom mooy defar sëy tout d'abord jigéen la góor am na rôle ci biir sëy kenn weddiwu ko wante la mu ca mën a indi lu néew la par rapport ak la cay responsabilité jigéen boo ñëwee ziwaaj moom mooy sëy lañ lay wax dañ lay wax tout d'abord ne la jigéen dafay sëy ci boppam doog a sëy ak jëkkëram teg ci sëy ak ay njabootam jigéen dafay sëy ci boppam tout d'abord xam nga moom mooy lan mooy que tu sois prêt ci lii nga xamante ne moom mooy vie bi nga jóge ak bi nga war a dugg nga préparé wu ci psychologiquement préparé wu ci xam ni dafa nekk loo xamante ne à tout moment obstacle mën na la ci dal nga préparé aussi xam ci ne lii ngay dugg nii dafa nekk loo xamante ne di nga ci am lu la neex comme yàlla mën na la nattu nga am ci lu la naqari nga préparé aussi nag ne beneen dundin la boo xamante ne bu uuteeg ba nga daan dund la te dafa laaj nga nekk koo xamante ne ku mat sa place nga sëy bi ngay sëy ak sa jëkkër kooku nag dafay dellu ci cadre bi li olof naan ku nekk ni ngay tojee sa bopp jinax li Benoît wax je suis d'accord mooy borom kër bii di baleel soxnaam borom kër bii di toggal soxnaam borom kër bii di defal li soxnaam di ko fóotal kooku benn complicité la buy am ci diggante ñaari woy dencante yi am na ñoo xamante ne rëy lañ ko jàppee te du rëy du dara xanaa xamoo sax dañuy wax ni sa soxna bu ëmbee sa loxo bi ngay jël di ko teg ci biiram di kaf ak moom loolu stabilité bi muy indi ci xale bi xamoo sax nu mu toll donc boobu bokk na ci sa rôle tout d'abord nag ñu ne la nga teg ci sëy ak sa njaboot sëy ak njaboot gi xam nga moom mooy lan les éléments yi nga xamante ne ñoom ñoo composé sëy bi ndax sëy bi du yow kese ak sa borom kër ce n'est pas toi moi mon mari et mes enfants ce n'est pas moi mon mari et le chien dafa am ñi nga xamante ne moom mooy des éléments yoo xam ne dañu bokk ci sëy bi mënuñoo dem dañu cee am wàll am ci cër kenn ku si nekk nag élément yooyu noonu élément du élément yu nouveau dans ta vie élément la yu dolleeku ci sa dund parce que tout simplement bien avant que tu sois femme mariée tu étais dans une famille où tu avais des sœurs des oncles père mère
ainsi de suite donc tey da nga jóge ci famille bi dem ci beau famille mooy maanaam bii sax lañ ne ci cadre bu ndee dañ koy définir ci champ lexical bii moo gën a rafet moo gën a neex kon nag dañ cee bokk daf la war nga nekk ak ñoom nekkin bu neex daf la war nga nekk ak ñoom nekkin bu rafet te xam ni kat ñoom duñu sa sëy waaye mën nañoo yokk ci sa sëy waaye yow mii di góor bu ñu fàtte ni sëy lii baaxal doom wala lii réussir loo sëy du jigéen kese moom mu koy liggéey parce que nag dañ leen ne complémentarité kenn ku si nekk da ngay indi ci sa morom lu ci amul woon yow jigéen góor ñu ne la yow yaa yilif kilifa nag dafa am na muy mel ki yilif dafay mën a muñ ki yilif dafay jéggale tey jëllale ki yilif dafay yaatu ki yilif dafay boot kon warut a mën a am béjjënu diggu ginnaaw te ki yilif nag dafay nekk koo xam ne ku ubbeeku lay doon dafay nekk koo xamante ne ku am ouverture ak communication lay doon day waxtaan du gaaw a mer du boddi du beddi tey du tongoo yaa ngi dégg ki yilif mooy ki nga xamante ne ak lépp loo xamante ne sa soxna def na ko mu leer la ne kii yaa ko yilif yow amul kenn koo xam ne moo koy jubbante à ta place décision yi nga war a jël yow amul kenn ku koy jël à ta place te du lépp xadar nga koy defee non parce que kiñ la jox boole la ak moom nit la ak i noppam mu am xel di dégg di réfléchir war nga koo mën a toog soxna si kat def nga erreur sàngam sama waa kër nii la ñu mel muñeel yaay jigéen yaa fi sëy su ma sañoon lii bu amatee lépp lu am nga seet ma si ndax kat àdduna nit boo amee koo koy seetee rek dina am nu mu defee loo xam ne doo jëfandikoo ak moom anam sàngam ki yilif moom mooy ki nga xamante ne du jël autorité rek yaakaar ni loolu mooy kilifteef non dafay ñëw associé boppam ci biir yar gi ki yilif du bàyyi du def sa xelam ne damay xëy uti ji lu ma jox njaboot gi ñu lekk su ma wàccee nga nettali ma yee kenn ku si nekk yuuxu gëdd non ki yilif fi ngay nekkee di yar ngay assurer éducation dafay ñëw compléter la indi autorité jàppale la ci yar bi fexe ba moom moo lay njëkk a yor la yor bu rafet ba ñi nekk ci biir kër gi nekk ay mbokkam ñoom war a mën a xool ci ni mu la yoree ak ni muy jëfandikoo ak ñëw ñu war la ci mën a respecté jox la gëdd parce que kat jigéen ku ko jëlee kër ndayam ak baayam yóbbu ko ci sa kër na nga ko jàppee noonu la ko sa waa kër di jàppee soo ko joxee fulla ak fayda noonu la ko sa waa kër di jàppee soo ko jëlee teg ko ci place xamal ne kat kii sama soxna na du jaam ci kër gi la bokk doom la ni doom ñëpp noonu la ko waa kër gi di jàppee wante boo ko defee morso bant ñu jël ko kat di ko yaalee waaw Safia man bon fi may njëkk a commencé rek mooy dama naan bu ñu indee question bi surtout dafa am solo trop bi ma gisee quelque part à l'homme muy doon loo xam ne dañuy delloowaat ci ñu comprendre que ni mariage ci diggante ñaari doomu aadama la donc muy góor jigéen donc ñu dem ba mujj gi Sénégal dafa mel ni dañu jàpp ni sëy bi li ci ëpp wala li ci gën a metti jigéen rek moo ko war a mën a def sànq dama dégg Benoît mu wax lu ama am solo muy gis nga dafa am lu loo xam ni ci ñaari way dencante yi benn genre complicité la war a doon man je parle par exemple ci ñi nga xam ni da nga yor sa soxna dañuy gëmloo kilifteef mais damay fàttaliku bu yàgg sama yaay daf ma daan faral di wax naan en fait góor nekkul ci loxo benn expression maanaam góor nekkul ci loxo du ñëw rek ni man maay kilifa kër gi maa war a def lii sama jabar à chaque fois moom moo war a dëgg la soumission ñëpp xam nañ ni jigéen dafa war a am benn soumission par rapport à son mari mais li ëpp solo mooy yërmande bi góor war a am ci jabaram loolu moo ëpp solo parce que yërmande boobu pour man mooy équilibre ménage nu mu demee sëy nu mu demee bu fekkente ne yërmande amu ci sëy ba mënul avancer yërmande mooy waral tey jii sa jabar nekk ci suñu parce que jigéen li mu def rek boo xalaatee lépp li mu def pour yow rek war nga koo mën a yërëm maanaam pour am équilibre jaay santam buñ ko woowee mu wuyoo sa sant ëmb doom pendant juróom-ñeenti weer pour yow tey jii képp koo xam ne xalaat na métit boobu nga xam ne femme bi dina koy daj ci biir këram rek yërmande war na mën a am donc góor waru am benn complexe tey jii baleel jabaram wala boog jabaram sonn mu taxawu ko donc leen la loo xam ne du sax question perte benn genre kii nu ñu koy waxte donc man tey jii su may revenir ci question bi dama naan par rapport ak li nga xam ne nag mooy bras multiple suñ koy wax jigéen moo war a def lépp dëgg la société sénégalaise moo demee noonu parce que tey jii statut yëpp am sa yaayu jabar tey jii sa yaayu jëkkër mooy sa goro donc dañ naa la chaque fois am na ay wareefu goro am na ay wareefu li mais dinañ dem mujj gi société sénégalaise moo ci abusé wu day dem ba mujj gi sax mujj bi day mujj doon benn genre dañ naan la lii da nga ko war a def par la force te xam ne peut-être dëgg la dañuy rafetal
parce que société boo gis am na ay aada am na ay cosaan da ngaa war a defal sa goro lii da ngaa war a mais sëy bi avant tout à l'échelle beaucoup plus microéconomique yow la ak sa jëkkër donc quel que soit alpha ki la war a gën a njëkk a comprendre ki la war a gën a njëkk a dooleel mooy sa borom kër borom kër googu nag man damay revenir at question bi ni lépp loo gis ci àdduna ci yërmande borom kër gi lay demee parce que yërmande googu moo mun a tax nga muñal sa jabat yenn saa yi bu la defee benn mbir nga war a mën a xaaju wane sa kilifteef nga bës sa bopp xam ne yow yaa ko war a mën a ëpp xel parce que yaay góor yenn saa yi tamit bu ko ñeneen ñi war a mën a attaqué war la mën a ni la sa jabar war na def lii sa jabar war na def lii nga war a mën a bañ a am benn réaction bu impulsif waaye war a mën a dal donc yaakaar naa aussi tamit bu ma nee dal boobu day aaju ci li nga xam ne mooy la communication dans le couple parce que bépp couple bu amul communication mënul yàgg ci àdduna communication mooy yenn saa yi nga toog sa soxna deful dara ngeen taxaw am benn problème waxtaan ci tey jii ma wax la am na kër yu bari yu tas dégg naa diw wax na ma moo ko tas da ngay ñëw rek sa yaay ni la kii kat waree fu goro bii la war a def ci man defu ko nga xaaju sama yaay nangam dëgg la bu dul woon sa yaay sa jabar du la gis mais tey jii am na féete fu la sa jabar ji féete foo xam ne képp kuy dox ci suuf féetewu la fa kon jàpp naa ni jamono ji war nañu mën a jëlaat mbir mi xam ne aussi jabar jooju waruñu ko négliger bras multiple nag moom mooy c'est la femme sénégalaise par excellence parce que rakk yi sax da ngay sëy ak ñoom mais est-ce que du la femme sénégalaise en général tamit yenn saa yi ñoom ñooy bëgg a dugg ci yoo xam ne kenn dugalul leen ci c'est-à-dire sa jëkkër du moom moo lay forcer nga def yenn affaires yi mais des fois da ngay commencer loo xam ne à la fin day mujj metti ci parfaitement moo tax man la tey jii il faut savoir dire non quand il le faut maanaam loo mën di ko def na doon loo xam ne day wëy ba boo ko mënut ba tey jii boo demee ba wëyaltoo ko li ñu koy waxee ci olof ñu ban la cee mën a ŋaañ rafetal nag dafa am parce que dafa am loo xam ni ma ni parents yi kenn mënu leen génn ci sëy ndax tey jii bu njëkk ba bi sax boo mësaane gis couple yi bañ daan dëkk ak seen papa ak seen yaay y avait moins de problème bañ daan dëkk ak seen papa ak seen yaay bañ daan dëkk ak moom mais jamono ji ba vivre léegi amatul waaw moom laay wax ni père fi mu ne nii jamono ji ba vivre en solo amee ba tey ba nu daan dëkk ak seen yaay tempéra instant yi tey jii li nga xam ne moom moo nekkoon rôle parents yi muy réguler des rôles de régulateur loolu amatul donc nag comme Sophia damay ñëw foofu rek pour daaneel di wax ni lépp loo gis ci àdduna rek dafay jaadu ci communication en premier lieu mais surtout booy yan sa bopp parce que dañ naan bët du yanu mais xam na lu bopp attan nga yan sa bopp loo xam ne ala kulli xaal di nga ko mën a continuer papa ñu ñëw un peu ci li ma wax benn maa ngi ñëw ci yow li ñoon un peu ci li ma wax léegi Mouhamed c'est-à-dire jigéenu Sénégal dañuy wax d'accord sëy bi goro yi ca lañ bokk njëkk yi ca lañ bokk mais dañuy gis ne société bi surtout ak polygamie bi ku ci nekk da ngay jéem a def lu sa moroom deful de ce fait ni ñu koy waxee defante bi mooy tax yenn saa yi nga def loo xam ne peut-être attanu ko ba muy am influence bu négative ci sa sëy sa borom kër yaa pas xale góor yi dañ naan ñooy loolu ñoom seen yoon nekku ci dugaluñ ci seen bopp. loolu moom soo fekkee ab xal ab taal ab gël nga ràcc ko toog ca loolu sa affaire la loolu sama man bi ngeen di wax defoon naa maanaam waaw non ci lañ jëm man damaa yaakaar ndegeen ne maanaam jigéen ji nekk ci kër gi di togg di fóot yére rakkam dégg nga di topp ay goroom nekk ak ay ndey koom ak yooyu mais dem dugg yenn loo xam ne attanuloo ko dem di dugg ci ay natt di demander ay prêt di jox ay nit di tase ci ay xew di ko toj non waxuma man ànduma ak kooku de am na fi ànduma ak kooku waxuma kooku de bi ngeen di wax damaa yaakaaroon ne ki ngeen di wax mooy loxoom fu ne ma nga fa ca njaboot ga ñëpp lay dimbalee lu mu am bokk ko ak ñoom buggutu mbub buggutu dàll doomu nijaay yi gan gu ñëw kaw bu ñëw ku ñëw moo xam mu jóge riisoo kuul xàndan ndëkku fu mu mën a jóge wala bari jàmm su ñëwee ci néegam lay wàcc ay darab yu tilim la yor mënta fóot gu ne kuy raam ci néegam nga jëm man kooku laa wax ne kooku amul lu ko nit mënal ci këru àdduna te sunu dof la tuuti kër ga mu dëkk moo koy mujjee waaw ndax nangu nanu wax liggéey ñëpp a ko def Sophia Diatta mais yow noo gisee jigéen ñi ñuy sëyee en général fi mu ne nii parce que dañ naan jigéenu Sénégal ay jàmbaar lañu c'est-à-dire ni ñuy sëyee amul kenn kuy sëyee noonu waaw jigéenu Sénégal ñoo fi gën a jàmbaar ñoo fi gën ñoo fi mën dara jëy borom Tuubaa li am fii amul fenn ci këru àdduna lan la Carlo di wax benn bis amul benn vidéo bu mu dugaloon mu am ñu ko ci traité naan li esclavage la lu mu waxoon yeet waxut de dafa toog soxnaam ñaaña di ko bësal ay tànkam ak di ko diwal waxul dara de
non damay laajte pour man da nga ne doon ko doon bësal ay tànkam ñu jël vidéo ba dugal ko ban dugalee vidéo ba am na ñoo xam ne. ñaari li ko war la def. yaa ko wax de li ko war la def. mais am na ñoo xam ne gisee wuñ ko noonu esclavage nañ ko gisee. laajal nigal ba Carlo di loolu tamit war na Carlo di. ba Carlo di. dugal après nga àtte ma ak ñoom. non ma ne man ak yow ak papi man ak yow ak Papino ànd nañu sa sëriñ. Papino waaw Papino waaw. mais loolu war na Carlo di tamit père. dugal Carlo di dugal yow bokk nañu avion jóge Lisbonne dugal. dëgg la dugal Carlo maa ngi lay xaar nga seede du bàyyi faal nga dugal àtte ñu ngi jub màggal. ayca waaw Safia. oui. mais loolu jabaru Carlo di def. Carlo di tamit war na ko defal jabaram. man daal waxuma loolu li ma gis mu def ko laa. man pour man le débat xam nga fan la c'est-à-dire. foo ma dugal rek ma dugg fa est-ce que gars yi dinañ rendre la monnaie de la pièce. surtout est-ce que ki nga xam ne foo sonnee mu taxawal la soo feebaree du nelaw. waaw soo wàccee mi ngi ci yow. waaw est-ce que kooku li muy daj ci yow da nga ko daj ci moom. laa ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah yéen laay waxal yéen àdduna. biir na leen ne yéen nouvelle génération bi. am na ci ay góor ñoo xam ne loolu nag ci biirub néeg lay doon kenn du ko gis ndax du fés. moo tax doom ju bon bari. am na ñoo xam ne comme ni bën waa waxee ne su ma la tegee ab loxo oppoo raggoo xiifoo maroo dara dabu la ñaan naa la ñaan nga ma lu ma amut wala nga diis ma lu ma mënut nee na su téye boppam bàyyi ko mais am na ñoo xam ne mënuñu koo muñ xam nga nan leen di def doon leen di bàyyi ba nga xam ne ngi kii mujj gi doon la naan dinaa la jox nàngam ñu accepté nàngam boobu yaa xam su fekkee da ngay indi jasneer yaa xam su la sasee ñaar fukki junni wala ñeent fukki junni faaw neexal bi dina dugg am na góor gu dugg sax daal sama kaw daal di ne moom daal su nanguwul daal mënul daal yow neexal ba kara muy sotti neexal ba génnee sëjj ba jox ko ci la léegi su nangoo sëy ba lan la yow ki dugg keroog duggaatal tey soo ko neexalee mu nangu sëy ba ak lu neexal ba mën a toll ak lu mën doon mu nangu sëy ba nga am ci ak moom rapport léegi sëy booba lan la nga xam ne neexalatoo de da ngaa jënd de da ngaa fay de te am na ay góor ñoo xam ne ay kilifa nanu yu fi nekk ay patron suñ leen meree dëgg bala noo jot seen bopp dañuy neexle am na fi dugg leen ngeen altema boo mayee sa jabar dara da nga ko fay dama ne ak mayin ak may na ku yor jabar may ko. mais fii may wax gars yi xam nañ ko. léeg-léeg mu tànc la foo xam ne. waaw lu la laaj di nga ko joxe. mais jar na ko. jar na ko. waaw dama dem ba tegu ci kaw nu mbas rek nga taxaw lañ. waaw yow yaay naa fekk. jërëjëf nga dama dem ca yëf. waaw nga dem ba nekk ci kaw nu mbas la. mais jar na ko jar na ko yow la nooy def yow. ma jënd na ko sax suba dinaa la jëndal or. kii bu leen ko déglu. waaw d'accord. bu leen ko déglu bu leen ko déglu parce que loolu dafa am bu leen ko déglu mos ngaa gis loolu am na sa soxna nga dem ba kii ba kii léegi après nu mbas la nga ne mën nga ko neex bu la mbasee nga ne ko waaw nga nax ko si nopp bi ne ko suba naa la dem jëndal lu neex xale la dañ koy nax jeex na parce que Safia waaw jërëjëf gis nga waaw léegi waxuma ak yéen man jërëjëf ñii laay wax waaw d'accord Safia ñii laay wax xam nga man li may wax mooy jigéenu Sénégal da nga posé benn question ba pare nga mais est-ce que jigéen yi da nga ko laaj Aminata nga ne ko nga xam ne diggante boobu Papis Bodian loo ko laaj mu jox la ko ñu tekk sa biir tànk la ne la di nga joxe nangam waaw mais loolu ñii xam nga ne ay naafiq na waaw jërëjëf mais loolu si communication la rek yéen ñaar waaw baax na waaw Safia xam nga question bi nga laajte nga ne jigéenu Sénégal des fois dañuy def loo xam ne mënuñu ko est-ce que du si ñoom non dañ leen ko imposer am na ñoo xam ne mën nan la faa xot ba nga dee dañ leen ko imposer xam nga lu tax ma ne la dañ leen ko imposer moo tax ñuy dem seen yaay moo tax ñuy dem seen ay xarit yu leen mënal moo tax ñuy dem fu nekk di leb pour neexal famille jëkkër ji parce que société bi moo imposer benn affaire boo xam ne moo tax ma ne les femmes sénégalaises parce que sëy ñaari nit la loolu moom ku ca dugg sa affaire la sëy ñaari nit la donc li si des yëpp ñun suñu société ñoo ko imposer suñuy ay jigéen Aminata Pay sànq nee na penc bi d'accord dafa yaatu d'accord boo fa ñëwee jógee sa kër ak sa kër ndey baay tamit ñépp ngay bootee doon leen yaayu penc bi juste d'accord mais bu fekkee da nga gis ci penc bi yow yaay góor sa rôle nga gis ne sa papa ak sa yaay sa ay sœur ñi ngi sonal sa jabar Anta Sarr nee na c'est parce que góor yi ils savent pas faire des cadeaux à leurs femmes moo tax ñu leen di chantage léegi bu fekkee waaye chantage am na
wuy ma léegi bu fekkee. moo ko Anta Sarr wuy ma Safia léegi Anta. mais chantage xaaral ñu wax après ñu wax chantage dama ne léegi bu fekkee. chantage li Aminata Paye wax d'accord naa mais tu vois des familles yoo xam ne paa bi mère bi sœur yi dañuy daf lay leer na ñu ngi sonal yow sa jabar yow en ce moment lan mooy doon sa rôle en tant que góor lan mooy doon sa rôle soit da nga leen di tenir langage de vérité wax leen ne que kii kat man maay fondement man maa ko war a protéger ku ma munti doon nag ci famille bi mais Sénégal duñ def loolu dañuy masla di woo seen jabar ñu xam ne affaire boobu day persister ci biir kër gi te du ci mun dara xolam di bon parce que dafa am problème fan la war a far ndax dafa war a toog ak papam ak yaayam ak seen waa kër wax ak ñoom la vérité wala dafa war a far ak jabaram léegi bu loolu amee rek foofu la ñuy wax li nga xam ne mooy paaru góor ci sëy naka la war a doxalee foofu l'autre fait les petits faits am na loo xam ne jigéen rek ngay dégg ñu ne Sénégal même ba ci publicité mooy jóg defaral jëkkëram ay café mooy jóg defaral jëkkëram ay ndekki. yooyu dafa normal c'est des trucs normaux. normal mais est-ce que des fois. des trucs normaux autant pour moi. normaux yoo xam ne des fois est-ce que mun na tourner tuuti. oui mais bon. oui mais bon ça veut dire. à tour de ça doit être ça veut dire ça doit être naturel. non moom foofu laa jëm. waaw ça doit être naturel. voilà. mais boo nekkee sa kër comme ni père waxee ci sënc bi nga defal ko sa jabar yeewu nga ne ko tey daal yaa ma doon offrir café man maa lay defaral café nga naan ko chéri nga dem liggéey. loolu dara néew ci. des fois duñ ko xalaatee noonu. loolu dara néew ci. man foofu laay waxee. moom laay wax loolu góor. naka la war a jàppale jabaram. yenn sorte yoo xam ne jabar ji dina épanouir. yaa ngi bëgg a tardé ma defaral la café loolu garaawul. xam nga problème mu jigéenu Sénégal moom mooy lan dafa ragal gàcce ba pare ragal ay xas. looloo tax sëy ba di dëgër. non quand boo ragalee gàcce ragal ay xas da ngay góorgóorlu je suis tout à fait d'accord doo ma dégloo rek di nga xam fan laa jëm. kan a ko war a xas. non peu importe ak situation boo mun nekk. boo mën a nekk jàng di liggéey di sëy. non lépp Aminata Paye di wax laa. soo ragalee gàcce bàyyi leen ko mu dem bàyyi leen Sophia Diatta dem. quelles que soient les circonstances ak situation bu mu mën a doon nga ne. soo ragalee gàcce dañ ko la xas. déedéet doo ragal de xanaa xamoo ne loo rus ak loo ragal benn la. dëgg la. waaw xaaral Aminata Paye expliqué. ragal amul loo rus ak loo ragal benn la. Sophia Diatta kat ma nga jëm fee nanga ma nga fay kii kat ñu ne ko Sophia doo dem mu ne ñemewu maa dem ñu ne ko tax mu ne su ma demee rus naa itam ma dem fa diwa nga fa di ma xaar te su may dugg mu kii daf may woy te su ma woyee du ma ko xool diwa nga kii sama doomu bàjjen la su ma duggee dina waaw. foo war a tekki te mënoo faa tekki bu fa dëgg sa tànk. boo ko nii de ça c'est grave non loolu c'est grave non c'est ça qui retarde la société. lii moo indi question bi nga laaj ne léeg-léeg ndax du ñu dugg ci lu ñu mënul ba mu indi leen problème lii moo ko indi foo war a tekki bu fa teg sa tànk foo war a tekki te mënoo faa tekki bu fa teg sa tànk est-ce que yow yaa yor sa tekki xam nga problème bi tu sais le problème c'est quoi daf ci am ay wareef yoo xam ne dañ koo indi imposé ko ci sëy bi te loolu du obligation tey bañ gàcce ak ragal ku la xas dina tax nga jëm ba jëm loo mënul parce que xam nga tout simplement leer na la ni boo ko deful xas fekk la ci te du obligation et pourtant ci yeneen boor am na yu ko gën a nekk priorité matal nga ko sëkk fii déggoo ñu naan ñuy wax naan bañ nañ ko ba sax dañ naan kaala gi ci bopp ci ndigg la jógee xam nga lu waral loolu c'est parce que ngërëm li balaa egsi si yow c'est parce que dañ nga lu metti am na fu metti foo jaar moo tax ngërëm li di yoog a yegsi ñu ne la kaala gi si bopp ci ndigg la jógee te nag am na beneen partie kaala gi si bopp ci ndigg la jógee waaw waaye lan la def ci ndigg li ba mujjee ci bopp waaw mais ku la ko yombalal ku nekk moo la ko xañ déedéet bëgg àjjana te nangu woo jaamu yàlla bëgg doom ju baax te nangu wuloo sëy yàlla xam na ne jaamu ma li nga war a jaamu jaamu ma li nga war a jaamu li nga war a def na ko waaye nag lay metti amatul de sëy amatul de sëy bu baax amatul de ci da ngeen bëgg koo jël def ko foofu amatul de xam nga boo déggee benn déglu on parle des autres soo déggee ñu naan la benn
taasukat yi naan la jëkkër dalay boot nga ne nongu sa dara du sa ndamtalu xam nga moom mooy lan mooy sa nekkin bi ngay nekk ci biir kër gi sa jëkkër moom moo la ciy dooleel sa nekkin bi ngay nekk ci biir kër gi sa jëkkër moom mooy taxawkat kattanal la te moom moo la siy jàppale xam nga yi ñuy wax ni Safia góoru Sénégal xam nga problème am lan la waaye ku ñuul sa jëkkër yekk sa doom dama ni jëkkër dalay boot ku ñuulub sa jëkkër yekk sa doom soo ko defee doo ñuulub sa jëkkër su la bootee nga ne nong doo ko ñuluk man xam na bu baax dama ko wax pire la loolu sax mooy protéger xaaral ma xam nga problème bi moo ma rëcc rek ku ñuy boot nii. non dégg nga li la Aminata Faye yow Safia soo leen dee boot ñaar na ñuy boot ci biir ak boot nee nañu sooy boot sooy boot nee nañu ko nuy boot bu mu am béjjënub jumbax waaye yow miy boote soo amee béjjënub jumbax musiba am na loolu la waaye yow miy boote su fekkente ne da nga am béjjënub ginnaaw doo boote waaw foofu laa jëm ak yow xam nga problème mu góoru Sénégal lan la yaakaar na ne wareef ci sëy ci ndoddu jigéen rek la tegu alors que non gis nga lay tax sëy réussir lay tax sëy réussir yow yaa koy taxawee jigéen mottali ko mais Aminata Benoît lan ngeen di xaar on va dire ci jigéen ci góoru Sénégal loo leen fi gisul ñu jàppale seen énuméré leen may ñu nañu jàppale seen soxna yi ci seen biir kër yi ci seen diggante ak ñoom seen waa kër yi ci naka waaw sama yaay bu ma takkee soxna indi ko ci biir kër gi la première chose que je vais faire xam nga moom mooy lan waxtaan bi may njëkk a am sama àdduna sama yaay laa koy dem yaay kat takk naa soxna indi ci kër gi lii nga ma doon ñaanal yàlla dama bëgg nga jàppee ko comme doom joojur te ñii nekk si kër gi ñuy samay rakk na nga leen yemale ak ñoom nga xamal leen ni kii kat dama ko jëlee mu bàyyi kër ndeyam ak baayam ñëw fii nii buñ ko teg lu metti buñ ko sonal te bu ñu def lenn lu koy jëlee ci biir kër gi yaa ngi dànkaafu sa yaay da nga may déglu wala du ma wax yaa ngi dànkaafu sa yaay loolu dànkaafu de loolu non kon damay nee na mi ngi dànkaafu yaayam waaw nee na mi ngi dànkaafu yaayam ñaar dànkaafu ma sama yaay kay yaa ngi koy dànkaafu ma ñëw ci beneen jàppee ko ni sa doom mooy wareef yi nga sa jabar di xamante dégg war ak moom ci biir sëy bi waaw maanaam nekkin bi dëkkal bi dëkkoo bi dëkkoo bi ci jiitu xam nga moom mooy lan la mu may def ci mata dem mu doon lu metti duma ko jàppee di ko tongoo wala di ko mettital mbaa di ko dóor bay dama loxoom dama koy teg waxtaan ak moom ok Ben de takkaluma kenn jabar am nga ci droit sama bopp laa takkal jabar am nga ci plein droit lan la góor manqué à ton avis voilà galanterie bi dafa des merci beaucoup galanterie ñun Sénégal man ak ñëpp des na ci sañu jigéen ñi parce que mooy li may wax pour ñun on est les chefs pour ñun on est les rois ma jox la benn exemple bàyyi dafay dem ñëw sonn toog bu dugg see jigéen bi li muy njëkk a def indi potu ndaal bi jox ko ndox bu sedd mu naan mais ndey bu génnee dem nekk Soumbédioune di jaay jën wala nekk si biti di def lu nekk bu dugg see xale yee koy gàttandu est-ce que bàyyi des fois dina jóg indi ndox bu sedd ne ko yaay am naanal xale yi ñoo koy gàttandu mais loolu c'est un problème Safia yow yaay laajte rek dinaa la wax ba nga doyal maa ngi lay déglu yaa ngi may dégg bu baax loolu c'est un problème pour l'homme sénégalais mu defal ko jigéen d'autant plus que nag boo bokkee ak say kër waajur kër boo ko defee des fois di nga gis pas bu incompréhensif woola na la yow kilifa nga waroo may sa jabar ndox on se dise la vérité moo am Sénégal wala sa ndey woola wala sa ay sœur ñoo kii ndeysaan de liggéey nañ ko dof na te xamuñu ne kooku mi ngi bëggal jabaram man je ne vois pas d'inconvénient ci affaire yooyu li Aminata Paye wax góor yaa war a boot sa jabar jërëjëf mu ne takk ko sër bu dëgër kese di koy tàpp uuf ko di koy nax ñëpp di gis mu siggi nga siggi donc bàyyi ko mu daaneel benn point wu galanterie boo xam ne bi ma la jox léegi loolu moom laa la ne moo manqué ci góoru Sénégal yi d'accord beneen point bi xam nga mooy lan des fois dañuy déglu waxu nit ñi topp waxu société bi ba nga xam ne li leen war carrément ak seen jabar en domaine de communication duñ ko def toog naa fii ne góor balaa ngay génn sa kër ak sa jabar da nga war a tàggu sa jabar amul ay question déggal li ñuy wax du ma tàggoo dama koy yéegal yow ki nga dëkkal ngeen di dëkk yéen ñaar ngeen nekk mais nga tàggu ko ne ko kat tàggu mooy la amuñu fitna la dañuy tàggoo mais dañ leen damay yéegal mooy lan Aminata tey damay génn dem naa sama yoon. day solo ba ci biti la naan ma ba génn ci nga biti ñëw foo jëm mais bu fekkee da nga toog li may wax loolu dafa bokk tamit ci galanterie ne ko kat
damay génn maa ngi dem seeti kii diw aw diw affaire yi ñu toog mu ne la ok vas-y telle heure nga ne ko boo nekkee foofu. est-ce que damay laajte rek est-ce que aussi amul vous ne voyez pas un peu plus loin que xam nga parce que xam nga la mooy problème mi ngi mel ni nga nekk sa kër sa papa ak sa yaay nekk ci kër gi. sa papa xam nga moom bu la xasee ba maye moom moo nekkoon sa waajur bu la xasee ba maye sa borom kër moom mooy sa kilifa sa papa moo nekkoon sa kilifa sa borom kër mooy sa kilifa. bu fekkee dañuy wax ci mi ngi mel ni hiérarchie rek sa papa buy génn day solu bu ko neexee mu ne la ah Aminata maa ngi dem ñëwaat même en tant que xale da nga koy topp papa foo jëm mu ne la may génn maa ngi ñëwaat donc pour man loolu tamit war nañ koo mën a je dis pas que loolu moo war a nekk de je dis war nañ koo mën a muñal ki nga xam ne mooy sa borom kër suy génn am na ñoo xam ne seen jëkkër bu ñuy génn duñu leen sax tàggoo mais yaanaa au moins suñuy génn comme ni ko Aminata waxee maa ngi génn te ñëw am na ñoo xam dañuy jékki-jékki di woo seen jëkkër wala seen jabar duñu leen gis xamuñu woon sax ne génn nañ am na ay jigéen ci société bi ñoo xam ne duñu tàggoo léegi nga yàpp ne loolu mais je dis pas que loolu moo normal bien sûr j'ai dit je pose une question à savoir est-ce que sa kilifa suy génn war na laa tàggu mais Safia sa kilifa buy génn tàggu la moom protection am la merci beaucoup tàggoo laa wax ne waxuma yëgal ba tàggoo laa wax ne ko damaa bëgg xam nga tàggoo mooy demander la permission on parle wolof wala ñu wax tubaab voilà Safia li may rek Safia dafa naan Benoît quand tu dis à une personne man su ma ñëwee yow nga nekk sama jëkkër nga ne ma Safia dama bëgg a dem fii bokkul ak Safia maa ngi dem fii Safia laa lay wax dama bëgg a dem fii su ma nee toogal nga toog soo ma ne toogal ne me dis pas il faut arrêter. waaw loolu war naa mën a génn sax war nga mën a génn dem defal na waaw d'accord comme mën nga ko ñëw wax sa jabar waaw léegi am yoo xam ne logique defal na léegi boo ko ne génnoo boo ko ne non yow di nga ma wax pourquoi nga ne non tu vas me donner exemple ne ma pourquoi buggoo ma dem bu fekkee da nga ma wax loo xam ne doy na ma loo xam ne make na sens loo xam ne am na sens ma toog bu fekkee nag waxoo ma loo xam ne amul sens ñu café mais aussi benn dama jàpp ma tere bañ a dem pour lan la yow léegi. benn dama jàpp ne ma ne dama fiir foofu aussi tamit war nañ ci mën a. dama jaloux war nañ ci mën a leeral benn affaire. il faut ñu comprendre que ni aussi Sofia dafa wax lu am solo muy différence bu ñu war a def entre yëgal ak tàggoo. xam nga aussi tamit. Mouhamed maa ngi ko woo sànq. waaw y a même pas genre une heure entre l'émission parce que ki ma waroon invité dafa désister. à la dernière minute su ma ko ne Mouhamed dama bëgg nga ñëw Sen TV. moom su am borom kër la am soxnaam. soxna si damay dem Sen TV soxna si bu ko neexee ne yow à une heure de temps de l'émission nga naan ma da ngay dem. demoo ma woowaat la rek ne la Safia. non foofu soxna si ma woowaat la ne la soxna si àndu si. mais bokkul c'est sûr que ba ñuy il faut que ñu waxtaanee man li ma bëgg comprendre mooy. benn li mu wax nii. yoon la dafa am non ku ci nekk ak cëram rek. ku ci nekk ak cëram c'est-à-dire dafa am loo xam ni man laataa maa takk jabar dama amoon sama vie quoi mais bi ma xasee ba takk jabar léegi sama vie moomatuma ci 100%. dama am 50%. moom moo am 50 sama jabar am 50%. ëpp na da nga am sa 60 wala 70. waaw ba tey mën nañu ko tuddee noonu. mais man ni ma gën tàggu bi moom day wax loolu xoolal tàggu bi bàyyi kii di mbaxal li mu wax nii. bàyyi kii di mbaxal bi waxal. waaw li mu wax nii dafa am solo ma ni c'est-à-dire que sama jabar tey jii supposons ba célibataire bu mag laa sax mais ba ma fekkoon fi mu ne nii madame ne fi bon tey moom du ma ñëw Sofia carrément heure bii mënuma génn mais graaw parce que c'est normal moo wax na loolu léegi non mais tàggoo sax nag bay tàggoo nee na sax day toog moom sax tàggoo nee na la toog naa fa waaw mais mu ne la bu fi soxna nekkoon du ñëw soxna actuellement à l'heure qu'il fait maanaam Sofia woo ma non boobaa da koy négocier sax daf koy négocier nee na la su boobaa da koy négocier madame 22h mënu ma tëdd ak madame 22h nga woo ma ni ma kaay 20h nga woo ma ni ma Mohamed tey dañu am donc ñëwal si c'est une femme compréhensive exactement dama naan ko madame tey exactement moo na la demal si c'est une personne compliquée mais nag par respect comme di Benoît par respect dama ko wax madame est-ce que j'ai la permission de sortir loolu du faiblesse parce que dafa am benn vie boo xam dañ ko bokk man ak moom dama ci am part mais nag bu dee tàggoo bi comme li may wax mooy foofu dañ ci war a def attention ki may tàggu mooy tey jii maa ngi war a jël benn décision bu importante ki ma war a tàggu mooy sama kilifa sama papa damay dem ni ko papa man kat dama bëgg a dugg kër diw wala wut fa soxna wala dama bëgg a def lii